jërëjëf Abdou Thiam mi fare ci machine yi mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média di leen gërëm ci kóolute beeg teewlu bi ci kàddu gi Barthélémy Ngom Abdou Thiam moo fare ci machine bi ànd ak Yacine Pouy mi nga xamante ne moo nekk ci digital bi mbokk yi ñu dellu gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média yegg si nag ci li nga xamante ni moo di penco xam ngeen ko ajjuma dañu leen di ubbil antenne bi rek ku ci nekk la la yitteel ñu teewlu la ci 88 628 14 14 88 628 14 14 tey ajjuma antenne libre la ku ci nekk yow yaay tànnal sa bopp ñu teewlu leen ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Barthélémy maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar kooku. Adama Dieng la. Adama waaw nu ngeen def Dieng. ñu ngi sant bu baax te alhamdulilah ñu ngi lay ziare. jërëjëf ñu ngi delloo ziar Adama. di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow. jërëjëf ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm. amiin ñëpp bokk. Barthélémy antenne libre bi de ñun saa bu ñu rek suñu xel dafay dellu Kajoor. tey nag ñuy wax ci wàllu infrastructure routière maanaam lu jëm ci wàllu ay tali. ak ay pistes de production yoo xamante ni jàpp nañ ni bu ñu ko amee foofu ci Kajoor dina baax trop. bi ci njëkk rek ñuy fàttali président Macky Sall yoon bi nga xamante ni dafay jógee Ngaye. ñëw ba Touba waaw. Ngaye Touba ndax waaw boo jëlee Ngaye Mérina Dakhar. ba Ekes ba Thilmakha. yoon bi yàqu gi foo ko takk rek wees na ko. ñu ngi ko defar yaakaar naa depuis 1956 su fekkee jumuma ci chiffre yi. waaw ba ñaaxeen waaw kon ñi ngi wax président Macky Sall ak directeur général boobu bi nga xamante ne mooy AGEROUTE. wax dëgg yàlla ñu xool ba naka la ñuy réhabilité yoon boobu ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla yàq-yàq yi métti na trop. ñu ngi gis la maire de Niakhène Moustapha Sylla guddeeg bëccëg ñu ngi ciy wax. kon jàpp naa ni moom rek war na tax ñu defar yoon boobu ndax kilifa la goo xamante ne wax dëgg yàlla Kajoor bàyyi na ko xel trop. bu loolu jàllee ñuy wax yoon bi nga xamante ne moo jógee ci Ndande jëm dëkk bu ñuy wax Ngéngé Tàggaar. ba Ngembe Ndande ba fan. Ndande Fall waaw. Ndande Fall. waaw jëm Ngéngé Tàggaar ba dëkk bu ñuy wax Ngembe. piste la boo xamante ni lu mu gàtt war naa mat 70 kilomètres mooy ab raaraan la. te moom itam yaakaar naa yàgg na lool te boobu bëgg ngeen kenn ñu wélawu ko. kon moom itam ñu ngi soññu autorités yi travers le programme PUDC ak yeneen programme yi nga xamante ni wax dëgg yàlla président Macky Sall mi ngi ci def liggéey bu am solo. ñu xool naka la ñuy defaree yoon boobu. d'accord PUDC nag dafa am yoon bu ñu diggante Mérina Dakhar moom itam di relier commune bu Ngandiouf nga xamante ni day relier ñaari ko nga xamante ne piste de production lay doon. natt nañ ko lu meetu ñaari at ci ginnaaw ba nëgë ni moom itam ba nëgën defaguñ ko kon ñu ngi koy fàttali directeur bi. benn yoon rek lay daaneel fii ci Touba moo la nar a daaneel aju bu le passé mu yoon bi nga xamante ni dafa jógee marché Ocass jëm biir jumaa ji. mu nekk yoon boo xamante ni yàgg na yàgg boo xamante ni moom wax dëgg yàlla te fi ne ni mu yàqoo ëpp na te ci biir dëkk bi la nekk. kon ñu ngi interpellé programme Promoville wala PACASEN bi nga xamante ni maire Abdoulaye Ka ñu ngi koy déroulé. ñu xool naka lañ ci wole yoon boobu Barthélémy jërëjëf. jërëjëf Adama Dieng 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Omar. waaw Barthélémy. waa Fuladu na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu baax fa di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm. jërëjëf sa reportage corniche bi moom macha allah. ba moytu ba grenade yi. ah moytu naa grenade fajar gi kat dafa neexul Omar. neexul de grenade kay foofu mu la guddi gi ba bëccëg ak fajar yëpp ci yem. waaye ngelaw lu feex bi daal xëy ay grenade de. xëy nga ci nooy grenade daal wax dëgg yàlla moom yéen moom macha allah si c'est vraiment yéen ngi liggéeyal askan wi quoi sincèrement. man tey dinaa ma sant yàlla jublu si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal vraiment bokku auditeurs yi toujours si feebaru mbas mi nañu gën a góorgóorlu si mesures barrières yi. te encore dolli ñaan. tey nan wax dëgg yàlla Barthélémy li ma doon jooy pise ay weer yi xaw ma ay ati at. il paraît que le ministre de l'agriculture le professeur Moussa Baldé jël na ko en charge nee na pont bi léegi mu liggéey bi tàmbaliwaat. mooy le pont de Ilel. loolu vraiment c'est à saluer. lii moom wax dëgg yàlla lii mooy pont Ilel de siiw na ci rajo bi ndax yow. waaw vraiment siiw na te ministre en personne ma jot naa source yi woo. ko ministre waxtaan ak le ministre des infrastructures. bu ko joxe na ko ay directives yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dund nañ ci yaakaar daal yàlla nag mooy mottali. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom vraiment yéen bu ñu am pour defal Sénégal defal Kolda vraiment yéen boobu kii mu àgg quoi puisque ministre loolu mooy tax ñu fal ko fii. encore di rafetlu liggéey armée actuellement lu muy def ci Sénégal.
fële si boor fii si Casamance. wax dëgg yàlla actuellement armée mu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi ñaan vraiment armée bi di gën a góorgóorlu gi nañ ñi gën a dox de ay moyens dañ gën a dooleel. di rafetlu encore le vraiment son excellence de président pour les Sénégalais El Hadji Macky Sall mooy camp bu mu fas yéene tabax fële à Koungheul. loolu vraiment c'est une très bonne initiative puis Koungheul yaatu na yaataay boo xam ne mérite na nag camp militaire. léegi nag bu demee ba son excellence président pour les Sénégalais mu ne fii dañ ko war a def ay camp avec son maire le ministre Mayacine Camara loolu c'est à saluer vraiment man de état bi xam nga daal vraiment man daal mun naa la wax rajo yi daal ay relais lañ quoi puis c'est gars yi problème yu bëri ñu ngi koy jàmbat gars yi ñu ngi koy saafara ndànk-ndànk li si def nag yàlla moo yore lépp moo mën lépp ñu ngi ñaan yàlla vraiment yàlla may leen xel ak moyen pour mu yeggal yéene bu mu am ci Sénégal mooy le président pour le Sénégal El Hadji Macky Sall yàlla ko jàmm dafa vraiment waa RFM ñu def vraiment puis amul leen fay rawat ne El Hadji Assane Gueye puis nit koo xam ne vraiment guddeeg bëccëg mu ngi taxaw askan ni mu ngi taxaw Sénégal yàlla ko suñu borom yokk suturaal yokku mën yokku wéram jërëjëf Omar Sow wolof dafay léeb naan ndar xëyul sotti donc ndànk-ndànk rek xëy na au fur et à mesure ñuy jël en charge préoccupation askan wi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku. xaadimul quran xalifatul muslimin maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. allo. waaw dafa dem 88 628 14 14 xam naa bu mu nee ñëwaat salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku. man la Dame Diène. Dame Diène. waaw Barthélemy ñoo ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar Dame fooy wootee. maa ngi ci autoroute bi di dem ni maa ngi diggante Mbour ak Diamniadio. Mbour ak Diamniadio ok Dieng. waaw. Barthélemy maa ngi lay ziar di la nuyu bon lenn li may njëkk a wax mooy ci appel yi nii bon yaakaar naa ni bañ waroon nañ ko def forfait. nga xamante ne ni buñ ne boo wootee rek 10 000 francs ngay fay wala 5 000 ngay fay. bu nga xam ne da ngay taxaw ci ligne parce que souvent da ngay nekk ci ligne bi lu yàgg boo duggee finalement dootoo mën a wax li nga yoroon jeex. mu jeex waaw. donc boo xamee li nga war a fay avant ngay woote. di nga xam exactement. sa temps bi di nga ko mën a gérer quoi. di nga ko mën gérer. suñu woon forfait 5000 la wala 10 000. donc boo yoree 10 000 dugg soo yoree 10 000 nga bàyyi parce que yenn saa yi mën nga yor 20 000 fekk mu jeex ci appel bi. bon loolu mooy li ma leen njëkk wax. li danoon li may souligner rek mooy. damay bañ ñu commettre les mêmes erreurs yu ñu commettroon ci début pandémie bi. mooy début pandémie bi comme lu ma la fi waxoon benn jour. mooy dañ bëggoon ñëpp waxandoo ku ni pandémie bi amul rek ñu jàppale yóbbu ñii ñu convoqué leen dig ñu bañ a utiliser ñi nga xamante ne ni ànduñu ci. loolu koy jëng jarte yóbbu dikk. mu ngi fi ak mu ngi fi mu ne newu fi bàyyi ko rek. non nga bàyyi ko parce que au début. boo xoolee fii au Sénégal laay wax. nu ñu defoon mooy ku ni pandémie bi amul ñii ne amul Touba ñii ne amul feeñ ñu convoqué ñii dig ñu convoqué ay Ablaye Mbaye Peex ay Gana Massaya au lieu ñu utiliser leen nga xamante ne ni ñooñu ay porteurs de voix lañ bu ñu waxee ni ñu dañ leen déglu nga convoqué leen à la rajo ou à la télé nga laaj leen li ñu wax nga wan leen. ñu leen li ñu wax ñoom ni ñu xalaat du noonu. parce que soo utiliser ñooñu. di nga mën a am accès ci ñi nga xamante ni nii dañ doon xalaat comme ni ñooñu di xalaat. parce que comprendre nga fi may waxee. waaw comprendre naa ko. léegi problème bu mel noonu mooy amaat nii ci vaccin yi. parce que à l'étranger boo demee ci en Europe. da ngay fekk des scientifiques des docteurs des professeurs. ñu taxaw ñoom ni gëmuñu vaccin. ñu confronter leen à la télé avec des personnes yoo xamante ni gëm nañ vaccin yi défendre vaccin yi. mu doon confrontation boo xamante ni c'est deux personnes yoo xamante ni ils sont outillés ñoom ñooy taxaw wax. après ku ci nekk défendre ses positions. léegi les autres personnes ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a vacciné wu. après ils vont choisir. man personnellement damay vacciné wu parce que tey jii su ma feebaroon damay dem hôpital su ma sojoon wala yooyu damay dem pharmacie jënd garab naan ko et cetera donc su vaccin ñëwee damay vacciné wu. d'accord mais ñeneen ñi nga xamante ne nii aussi yenn saa yi ñu wax ndi vaccin bi du ma vacciné wu wala yooyu nañ leen bàyyi ñu wax mais nañ seet des voies autorisées yoo xamante ne nii gëmuñu vaccin yi. ñu invité leen confronter leen ak des personnes yoo xamante ne ni ils sont bien outillés. ñu def une confrontation. su ko defee mu doon xeetu sensibilisation.
mu doon xeetu sensibilisation parce que il y a pas mal de personnes yoo xamante ni gëmuñu vaccin yi. léegi amatuñ fu ñu waxee kenn du leen déglu kenn du def li te pourtant les informations passent nit ñi dañuy wax sur réseaux sociaux yaa ngi fi nangam ak nangam donc Sénégal dañoo tàmm duñ ñuy teel d'accord parce qu'ils ne sont pas obligés d'être d'accord ci benn affaire. d'accord leer na Dieng. waaw loolu rek laa de maa ngi lay jaar yàlla na leen yàlla jàppale. amiin jërëjëf Dieng ñun ñëpp ñu bokk ko ndegam nga nekk yoon si yoon xam naa looloo tax réseau bi xaw a déséquilibré salaamaaleykum. na nga def Barthélémy. maa ngi fi kooku. Ousmane Dem la présenté Gabon. Ousmane waaw naka waa Gabon Ousmane. yàgg naa ci leen bi sama kër bi jeex na sax. déet waay jeex acca kon gaawal wax. ma ne Barthélémy li ma doon wax rek loolu laay waxaat. suñu waa dëkk ba fële Fuuta Hakoune Maaji. damay woo waa ñi nekk Juude ñi nekk Kaskas ba Salde ba Salde. ñoom ñëpp nañ taxaw ñu seet ñu wàññee paas yi Barthélémy. waaw paas yi moom boo bëgg léegi yaa ngi koy joytu ba tey wàññeekuwul. wàññeekuwul xam nga bu njëkk ba la ñaar lañ doon fay. juróom fukk lañ doon fay. bu amul ndox amul dara juróom fukk. bu ndox ñëwee ñu fay 500 léegi tali bi baax na yëpp baax na ba léegi ñu ngi ci 500 bi loolu mooy lan Barthélémy. xam nga loolu xel mënu kaa nangu ñëpp di toog di seetaan du noonu. waaw léegi yow possibilité bii nga am nii di woote ci rajo est-ce que doo woo ña fa nekk. kilifa ya fa nekk ñu toog waxtaan. am na ñu ma jokkool même rajo yu ndaw yi fa nekk am na ñu ma jokkoo ak ñoom ñu ne ñu xool passé nuñ koy wàññee parce que du yoon parce que loolu dafa métti Barthélémy 500 aller retour 1000 francs même bagage da nga koy fay du mot sax 5 minutes ou bien 4 minutes nga egg fi nga jëm xam nga loolu du yoon Barthélémy. duñ nekk duñ nekk si garage rek ñu def li leen neex du yoon. du yoon il faut ñu wàññi lii baaxul bu ndox amul bu amee suuf kese nga fay juróom fukk bu ndox amee nga fay 500 léegi tali bi yëpp baax ngay fay 500 tali bi lan la ñuy njëriñ ñun. tali bi njëriñu dara amul benn rendement bi amuñu si benn rendement boo xoolee. loolu daal yaakaar naa ne warta doon problème. chauffeur si ndegam waa dëkk ba lañu. war na mun a toog nga xam ne ñu xam ne coono ba ñuy dundit ñu ngi lor askan wi. donc je pense que loolu war nañ ko waxtaanee. waa commencé kas ga ba juude ba nga jàll ba ñëw waa Sake Barobe jaar ngeen wala ñoom ñëpp ñoo war a xool nan la ñuy defee ba ñu fa nekk ñu wàññi paas yi. ñu ngi rey askan bi. dafa metti xoola Fuuta nu mu mel xoola ñu enclave fu ñu nekk ci biir Hakoune Maaji. d'accord 500 tuutiwul 500 dafa metti il faut ñu wàññi paas yi ngir yàlla yonent bi. nit ñi sonn nañ foofu. 500 asalaamaaleykum. jërëjëf Dem jërëjëf xam naa ne 500 aller 500 retour muy 1000 francs bu ñett wala ñeent ci njaboot gi waree dem moom. day mujj doon budget te situation bi metti na lool ci njaboot yëpp donc sëfoor soosu daal vraiment maa ngi leen di ñaan ñu toog waxtaan xool nu ñu ko woyofalee askan wi ndegam ñoom ñooy dawal oto ya waa dëkk ba lañu salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam allo waaw Batilil allo waaw kooku Gora Baye Fall Kër Seewer wootee Diourbel Gora Baye Fall waa nu ngeen def Baye Fall waaw ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mohamed siyaar ñëpp ñaan si ñoom dafa wàll yàggu téer di wax ni ñaan ci mbas mi rek comme jullit ñaan la am mooy ngànnaayu jullit kon nañ ko fanoo te kenn ku ci ne gis sa bopp ci yëf yi ndax balaa rek la mën a doon waaw ay kii ko provoqué ak ñii bëgg a yokk ñii bëgg a wàññi yooyu yëpp yaakaar naa du solution na kenn ku ne xool boppam ak digganteem ak yàlla seet dëgg lu mu def ak jéem a wéetal borom bi yaakaar naa loolu moo ci ëpp solo ndax yaakaar naa adduna bi yëpp mënuñu ni bii dëkk wala bii réew moo trouvé solution bi nga xam ne mooy meilleure solution man xawma ko bokk te it ko xam na ma ko wax bokk ginnaaw loolu mooy wax ni ci solution yi nga xamante ne bi doxalin yi nga xam ne ñëpp maase nañ di muy tëj yenn diggante yi wala takk masque ak moom moo ci gën a fes takk masque ak raxasu nag gisuma lu ko ci tane waaye tëj bi nag moom Batilini gannaaw yooyu yëpp sax bi ci gën xam ko jafe na waaye tëj gi moom du solution fii ci Sénégal waaw du solution ci Sénégal ndax saafara tëj jàngaro la tëj gan liy tëj nii loolu du solution saafara si jur jàngoro man mooy couvre-feu bi waxuma couvre-feu peut-être couvre-feu bi tamit dina indi jafe-jafe mais tëj luuma yi moom moo gën a danger parce que àll bi yëpp daanaka seen koom yëpp ci luuma lay doxe waaw ci luuma yi lay doxe
man maa ngi jiite tey lu ma 4 téeméer ak nangami doomu aadama yoo xam ne ci luuma la ñuy xëy te am na ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy ab dépense joxe seen kër bu ñu xëyee liggéey ba mu naaj ñu dem delloo ko am na ñoo xam bu ñu xëyee dañuy dem ca luuma ba jël fa ay bagage jaay ko delloo seen borom la ci des ci lu ñu yët seen waa njaboot am na ñoo xamante ne ay bagage jàmbur la ñuy jël bu ñu demee libéré ci luuma ba bu ñu demee récupérer ay borom ay nangam dem fay te ju jëkk yi am na ñoo xamante ne bii ba léegi ay borom ñu leen ci topp am na ñoo xamante ne bii ba léegi seen liggéey ci la doxee kon donc tëj moom saafara ju jàngale te ñu defoon confinement total sax ba léegi teewut ñu ngi ci ay ñaangami junni nit yu am corona ak kii kon confinement ak tëj ay marché yooyu yëpp mënu koo saafara yàlla dong moo fi jeexal mu jeex te tëj bi day indi beneen problème boo xam ne moo gën a garaaw sax corona parce que nit ñi bu ñu leen xëtee ba xañ ak dund allo Gora waaw réseau bi baaxatul de réseau bi baaxul xam naa ngelaw li moo bari mais ci ma daaneel rek maanaam nit ñi bu fekkee dañ leen di aar ci corona bi da ngaa bëgg ñu dund mais bu fekkente ne bi amuñu luñ jox seen njaboot siñ bi nga corona faatu sax moo gën nga yeewu yaakaarloo seen njaboot te amoo la leen jox te am na ñoom mënuñoo ñaan mënuñoo yalwaan liggéey dong lañ am te foofu rek lañ ko yaakaar beneen solution amu ci kon maa ngi ñaan président préfet yi mu jox kattan ñuy tëj seen marché yi benn ci gaawan tey fa laa waroon a xëy ak yeneen gaaw marché yi nekk ci yeneen gox yu bokkut sax ak fii yooyu yëpp nañ ko tijji parce que tëj doon indi am na marché yoo xam ne dañ koy tëj tey boo liggéey ñu tijji ko ña waroon a ñëw ci marché ba ci kii bi ak yi waroon a ñëw bii di ñëw yëpp ñëpp dañu fay dajaloo kon loolu mënu koo saafara nañu soññ nit ñi ci takk masque ak raxasu te ñu bàyyi leen ñu dem liggéey mënta ñàkk de mënta ñàkk jërëjëf waaw loolu laa bëgg mu leer wasalaam jërëjëf Fall 88 628 14 14 88 628 14 14 ajjuma antenne libre la salaamaaleykum maaleykum salaam kooku man la père Mamadou Sidaat di Baye Fall ak sëñ Mamor Mbacke xam te bi tey sëñ Mamor Mbacke waaw na ngeen def père maa ngi nii rek bàcc li mu naka yaa ngi Kër Massar non man maa ngi nii de kii père Mamadou Sidaat ok père Mama waaw waaw père Mamadou Sidaat la waaw acca aywa nu ngi lay déglu kon père man maa ngi dëkk Cambérène 2 waaw man daal ci visite technique yi laay wax visite technique ni metti na dañ dimbale taximan yi ñu may leen comme ni ñu mayee particulier yi stade amitié bi ñu daan passé visite technique mi ngi day am kenn passé visite technique kon kay na nu may ngir yàlla ñu passé ji fa yóbbu fa taxi d'accord waaye may particulier yi may ñu taximan yi sëñ bi bàcc li mi seetal loolu neexul de te taximan bi li jënd dépasse waaw war a toog ñaar fukki fan wala weer nga toog ko doo passé visite technique nga gaare sa taxi te war a joxe dépasse neexul ko moom neexul te foo dawalee bu amoo visite technique dañ lay jàpp waaw d'accord nga fay contravention xam nga loolu neexul moom du ñàkk kilifa yi dinañ ci ma ne du ñàkk kilifa yi maa ngi lay wax ci ki fi nekk leen di Mansour Gueye waaw Assane Gueye waaw Alaaji Assane Gueye nee ko père Mama nee na nanu dimbale ngir yàlla joxaat nu Sidaat sun affaire waaw d'accord wax dëgg yàlla soxna nan de ñun moom rek la ñuy déglu guddi moo ñuy dimbale moo ñuy wëttali dañ déggatun dara su ne man damay toog ba asamaan seet ndax mënumaa nelaw guddi ndax bëccëg lay dox guddi lay dox taximaanu guddi la waaw mënatumaa nelaw guddi man Sidaat lay déglu ba asamaan seet mais guddi gi ak couvre-feu bi moom ndax di nga liggéey waaw bu Sidaat lii ma toog sama néeg damay toog sama néeg de du ma nelaw man fajar laay nelaw kon day Alaaji Assane mu ngi lay déglu moom lu génn si rajo bi mu ngi koy dégg na la bu baax waaw nee ko na ko joxaat Sidaat commencé waat ñun ñu commencé waat suñu temps booy ak lundi bi du nelaw guddi ñun moom rek la ñuy déglu asamaan set bu liggéey bu liggéeyul d'accord jërëjëf père jërëjëf Hadj Assane dégg na la bu baax xëy na dana ko toppatoo xam naa ne vendredi bi passé it mu ngi ko doon joytu salaamaaleykum waaleykum salaam waaw Barthélémy waaw allo 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam Barthélémy ba yaa ngi jàmm ñu ngi sant yàlla kooku kii de benn ngóor la bu bëgg a wax benn ngóor la bu bëgg a wax ay kiyam waaw ma ni acca boog kàddu gaango comme nee nañ affaire dafa doy waar metti
te ñu bëgg ñoo toogloo. ma ne état bi moom comme loolu forcé la nit ñi dañoo war a toog kon li ñu yore nit ñi bokk nañ ci xaw a góorgóorlu. ñun genre lañ yoo xam dañu bokk ci ñi ñu njëkkoon a toj suñu cantine depuis moment wu teer ba. fa ci caare. te ba léegi li ñu promettre woon ni moom la ñu war a jox ci dédommagement ba léegi joxuñu ñu ko. yéen ñu tojoon seen cantine. cantine ca caaro yi. waaw loolu tam xam nga doy waar léegi nit ki moom xam nga am ñoo xam ne sax doo xool seen bopp mais da ngay xool am ñoo xam ne pour ñu amoon cantine yooyu dañoo dajale woon la seeni doom ak seeni yaay ak seeni papa am. jëndee ko cantine. waaw tey léegi toj nañ cantine yi liggéeyatuñu. liñ leen war a jox mu néew mu bari est-ce que suñu leen ko joxoon duñ ci war a xaw a mën a jàpp bokk mën a def dara. mbas mi ñëw tewu ci. ah comme yéen rajo bi nag moom macha allah yàlla dogal na luñ fi jaarale ñu dégg ko. moo tax ma ne nañ ko fi jaarale au moins sax ndax affaire bi mën a avancer. borom cantine yooyu yëpp kenn ci ñoom dédommagé wuñ ko. am na ñu dédommagé dégg naa bon man nag xam nga comme man dédommagé yu ma man. dégg rek la am man moo bokk ma ci ñu dédommagé. yéen ñi des xamoo ñaata lañu. bi ma demee APEX de jox nañ ma benn li mais comme jàpp ma ko bëgguma wax lu la wóor li am daal mais li ma wóor daal moo di man daal bokk nga lu la wóor daal mooy bokk nga ci ñu joxul. ñu joxagul waaw. d'accord du ñàkk kilifay APEX yi ñi koy toppatoo ñu ngi lay dégg. macha allah su ko defee ñu jéem ko lijjanti. incha allah jërëjëf 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo. oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi doo wàññi rajo bi. attends ma fay ko carrément. waaw fay ko carrément waaw. su ko defee nga des ci combiné bi waaw. yow la kan c'est bon. allo. oui allo yow la kan. man la Mamadou Diop. Mamadou Diop waaw Diop na ngeen def. ça va alhamdulilah. bien merci oui ñu ngi lay déglu. je suis en direct ou pas. oui vous êtes bien en direct. ok dites-moi. man je vous appelle parce que depuis ce matin. Vous avez tendu l'antenne à quelqu'un qui se dit syndicaliste. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Mais ce gars-là, depuis qu'on l'entend, il a insulté un jour les élèves en disant que c'est un diplôme bahoul, on ne leur a pas donné un bon enseignement. Un syndicaliste, bon, je ne sais pas qui il représente, je ne sais pas quel est le nombre de personnes qu'il représente, mais il n'a jamais dit des choses positives sur l'école. Qui dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Nous fermer l'école. Mais qui a un homme? Il sait ce que c'est qu'une réalité socio-économique, surtout pour les enfants. Il faut nous dire que l'école. Mais il n'a jamais fait une proposition positive. Kana, d'abord il n'est qu'une élection ou bien il est en campagne électorale pour son syndicat. Moi, j'aimerais bien savoir. Le syndicat représente, il paraît que c'est je ne sais pas quoi, authentique. Quel est le pourcentage d'adhérents de son club-là? Parce que mais aussi, M. Diop. Oui. Dans de pareilles situations, je pense que ku ci nekk sa xalaat rek nga am. Xam nga yow xalaatam musul baax. Man musuma dégg mu wax lu baax ci école. C'est ça le problème. C'est pas seulement aujourd'hui. Peut-être li mu wax c'est son avis, ñu nangul ko. Yow également mën nga wax benen avis boo xam ne du ànd ak moom ñu nangul ko. Maintenant la décision finale revient aux autorités. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On est dans un pays démocratique, d'ailleurs c'est pour ça qu'il peut se permettre ce qu'il fait. Maintenant la question que je pose, c'est des questions que je pose. Quel syndicat il représente? Il dit que c'est authentique. C'est qui? Qu'est-ce qu'il représente sur comment on appelle le ça? champ syndical sénégalais. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est 50%, c'est 1%? Parce que ce gars-là, je l'ai vu dans toutes les émissions de TFM, je l'ai vu dans Giancarlo, je l'ai entendu pendant il y a quelques mois par rapport au diplôme qu'on délivrait, il disait que c'était pas bon. Mais comment on peut se permettre de dire des choses comme ça? Pour quelqu'un qui se dit enseignant et syndicaliste. Moi, c'est des questions que je me pose. D'accord. C'est pas parce que tu as perdu quelque part. Je pense qu'elle a dû perdre parce que j'étais pas là, je connais pas, je l'entends. J'étais pas au Sénégal. Mais il y a des choses, quand on le dit, c'est qu'on mène un combat d'arrière-garde. Ce gars-là, j'aimerais bien savoir, ou bien que les autres syndicalistes réagissent. Parce que c'est dangereux de la part de quelqu'un comme ça. Fermer les écoles. Sur la base de quoi on doit fermer les écoles? Tout le monde fait un effort pour Guédéti.
Ce que j'ai entendu ce matin, c'est une décision qui de dire, OK, on va diminuer les cours ou laisser les élèves partir, revenir, repartir. Bon, c'est peut-être pas la solution, mais c'est une solution. Il y a des propositions. Moi, qu'est-ce qu'il propose? De fermer carrément les écoles? Mais qu'il essaie de réfléchir un peu. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il pense aux parents? Ah bah, ce gars-là, honnêtement, il m'étonne. Alors, je pose d'autres questions, mais mais ça m'étonne. Un enseignant, je sais pas si il a enseigné ce gars-là, un syndicaliste, je ne sais pas ce qu'il représente, combien de personnes il représente, qu'on donne le micro à d'autres, qu'il y ait un débat contradictoire, c'est d'accord. Mais qu'on ne laisse pas que parler ce gars-là. Non, ñun tamit groupe Futur Média ñun ligne éditoriale libre lañu am. Donc dañuy jël xalaatu ñëpp parce que bëgguñu beddi kenn. Et donc du coup, vu sous cet angle, même boo amee idée boo xamante ni safaan wala dañ lay jox nga wax ko. De toute façon, la responsabilité t'engage. Mais on se dit que au final, le dernier mot, la dernière décision revient aux autorités. Donc nous sommes ñun askan wi yëpp lañ fi nekkal xalaatu ku nekk la ñuy jël. Je suis d'accord, mais celui-là on l'entend beaucoup en tout cas. Man, ça n'entend pas les autres. Je ne sais pas si il y a d'autres syndicats, je pense qu'il doit y avoir. Bien évidemment, il y en a d'autres. Mais il faut qu'ils interviennent. Absolument, ils interviennent le plus souvent. Peut-être yow da nga am da nga yem ci dàmbooy rek mais syndicats yi ñoom daanaka syndicalistes yi ñoom ñëpp ay wax. Ah, man de moom lay dig. D'accord. Honnêtement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis de donner cet avis. Ouais, merci. Merci, et M. Diop. Et puis, passez une bonne journée. Merci pareillement. Merci, M. Diop. 88 628 14 14, 88 628 14 14. Salam alaikum. Maaleykum salaam. Barke bi na nga def. ñu ngi fi kooku. Man la Moussa Diop. di wootee man la Moussa Diop. Moussa Diop, oui. waaw di wootee Dakar. Dakar waaw Moussa Diop na ngeen def. sant yàlla bu baax. yàlla na sant yàgg Diop. alhamdulilah di wax ci affaire wu feebar bi rek. waaw xam nga Barthélemy man daal li ma gis ci feebar bi. mooy nit ki mënuloo ko ñibbiloo fi ko heure. ba noppi indil ko oto yoo xamante ni doyu ko. deuxièmement transport bi. bon da ngay gis benn alkaati bu taxaw ci oto gis oto bi yàpp ba fees. nga wàcc ci benn nit ni ko takkaloo masque. waaw mais safar bi yàpp oto bi ba mu fees ba nit ñi dajaloo kooku moom nan lañ ko war a def. ah déet yow boo waxee chauffeur ba kay wax ña autorité ya joxe dogal ne autorité yi gis nañu ko. voilà ñoo war a bàyyi xam nga bi mu demee ba gënoon bi mu gënee métti dañoo jëloon décision ne oto yi léegi auto transport yi place assise yi rek la ñuy yeb. waaw mu métti woon lool ci ñoom. mais bii nag moom couvre-feu la ñu wax kaa yi ñu ngi yokku mais teewul ñu bàyyi transport yi ñuy continuer nañu daan def. donc loolu dogal boobu ñoom ñoo ko war a lijjanti. boo gën a yokk feebar bi loolu day yokk feebar bi parce que oto boo xamante ni 40 personnes nga war a mais ci 100 et quelques personnes ñuy dajaloo nga ne nit ñi nañ moytu dajaloo bi tam loolu tam doy na waara. dama ci arrêt yi wala arrêt yi ni ñu mel oto yi doyuñu. loolu tam aussi ay booru 18 heures daal arrêt boo romb groupe nit nga fay fekk. metti na de mais loolu war nañ ko tere. metti na loolu sax war nañ ko xoolaat. man daal su ma gis mooy. dañu seetaan ak feebar bi te nun tam aussi amuñu nen nuñ ko mën a dawee. waaw parce que ki nga xamante ni dafa yàkkamtee xëy pour balay heure bee jot pour mu am dépasse bu mu yóbbu këram. 18 heures mu war a ñibbi këram du am lu ko yóbbu tam kooku tam lu ko mën a yóbbu rek lay def. waaw loolu tam war nañ ci bàyyi xel seeraat daal transport bi duñ ko mën a. ñibbi bi sax dafa yombatul parce que daanaka ñëppay ñibbeendoo. ñëppay ñibbeendoo. autoroute à péage bi yenn saa yi da ngay toog ba 22 heures fekk la ci autoroute à péage bi. waaw nit ñi ñoo yóbbu feebar bi. waaw kon nag dajaloo bi ci boppam fu nit ñi ne fa la feebar ba ne kon nañ fexe nañu dimbalee ci transport bi. jëm ko wàññiwaat ba nga xamante ni nit ñi danañ mën a dem. d'accord. tey ak bakkan man daal loolu rek laay amoon lu ma ciy wax. jërëjëf ngeen baax baax. jërëjëf Diop 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku. Barthélémy monsieur Sow Dakar. ah monsieur Sow. oui ñu ngi leen di ziar bu baax. na ngeen def Sow. di kontaan ci seen émission bi ak jàpp gi ngeen jàpp ci xeex affaire bi. jërëjëf Sow. na yàlla may leen tawfeex. ñun ñëpp ñu bokk waaw. bon li ma bëgg wax mooy xam ngeen ne toujours je dis ça. mooy feebar bi moom
yàlla moo ko fi indi te balaa du wàcc lu dul si ay mooy yàlla yu bari bakkaar yu bari te li koy dindee mooy tuub kon nañ tuub dellu si yàlla ñu ñëpp jéggalu ko mu jéggal ñu ndax yàlla tegg ko parce que moom rek moo ko mën parce que fii Sénégal bari woon nañu fi woote ay mbir waaye lii rek exemple ne ku dul yàlla rek doo dara kon ñun ñëpp dañu war a delloo suñu bopp yàlla beneen bi aussi maa ngi ñaan suñu mbokk julli gi wala mbokk ñëpp Sénégalais yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy def si ñoom genre sànq am na kuy wax naan am na genre nit genre moom dañ ko war a bàyyi bu dee ay góor dañu war a wax ay góor bu dee ay jigéen ñu ne ay jigéen am na ay jigéen yu def nanga wala am na ay góor yu def nanga mais genre kenn xamul lan la loolu dañ ko war a moytu parce que baaxul bi ci des mooy li nga xamante ne lii moom moo xew ci réew mi yëpp nit ñi di ko wax parce que dégg nga kooku ni muy critiquer sànq le syndicaliste Dame te Dame Mbodj li muy wax vraiment lu xel mën a nangu la parce que nous sommes dans un pays de wax sa xalaat dégg nga nous sommes dans un pays de wax sa xalaat non tax ma ne ko avis am la wax moom tamit am na avis c'est-à-dire réew mi genre yooyu ku nekk am nga xalaat boo mën a joxe exactement waaw mais ce qui est important et que ñëpp mën nañ joxe seen xalaat mais la décision finale revient aux autorités exactement parce que ñoom aussi est-ce que ñu yaakaar nañ ne war nañ di déglu nit ñi di jël si nit ñi seen xalaat parce que Dame aussi dafa nekk ci secteur bi xam li mu ciy wax di ci wax loo xamante ni li vraiment ñu ngi koy gis mu nekk des choses palpables bon loolu nañ ko nangu rek et puis ñu xool ñu étudier dégg nga wax bi tax na aussi waxam jooju tax na sax état bi def benn pas nee nañ nañu continuer cours yi au lieu que xale yi di dem di ñëwaat c'est important et dans d'autres léegi ñaareel bi itam ñoom ñi nga xam ne ñooy état bi boo demee dans les écoles sincèrement Barthélémy li ma lay wax nii lu ma gis la parce que man sama doom dañuy jàngi demal dans les écoles nga xool ndax jël nañ disposition yi amul benn disposition bu ñu jël amul même man mi sax dem naa ci ay écoles yu bëri dara amul alhamdulilah kon léegi yow xam nga ne li may wax dëgg la comprendre nga bu ñu bëggee nag faj feebar ba pare di sensibiliser nit ñi ñoom nit ñi fa ñuy dem ñoom sensibilisation defuñu ci dara bëgg nit ñi jël affaire bi en charge te nit ñi aussi am nañu yeneen occupation yoo xam ne moo leen gën a sonal que li ñu bëgg ñu def ko et puis génnee 1000 milliards mais 1000 milliards yooyu anamu c'est-à-dire nañu ci def li nga xam ne moom lañu war a def état warul dundal nit ñëpp ku nekk yaa war a góorgóorlu nga ku ñu jéem a amal loo nga jéem a fexe loo amal sa bopp yàlla lu moo joxe mais état dafa war a gérer les situations mbas mi am na lépp loo xam ne day tax mbas mi mun ñu sori nañ ko def danga bi loolu mooy yoon mais jël école yi ba pare ne nit ñi nañ dem te école ba soo fa demee doo fekk dara y a des écoles yoo xam ne amuñu ndox d'accord y a des écoles yoo xam amuñu ndox y a des écoles yoo xam ne toilettes yi baaxuñu ba pare nga dem ci école yoo xam ne da ngay gis xale yi di toog à 4 personnes waa léegi kon disposition yooyu am ñoom ñoo ko war a jël wala ñun école yoo xam ne c'est des école publique école yoo xam ne état bi moo ko tax d'ailleurs looloo tax am na ñoo xam ne dañuy proposer dañ doon proposer système double flux mais comme cours amatul ngoon gi day xew a kii kon dama ne disposition yi Barthélémy sincèrement parlant ñoom ñoo ci war a jiitu ba pare woo si nit ñi mais di woo nit ñi ci loo xam bu ñu fa demee di nga ko fa fekk aussi là aussi vraiment mooy yabaate quoi ngeen baal ma maa ngi jégalu bu baax rek jërëjëf Sow ñu jël kenn laata ñuy yëkkati waxtaan wi de toute façon respect geste barrières yi xaw na manqué ci yenn écoles yi ñuy ñaax rek responsable écoles yi également ñu gën ci bàyyi xel gën ci dëgër tuuti su ko defee élèves yi mën a sol masque ndaxte xam naa ne distanciation bi moom dina doon lu jafe waaye nañuy sol masque rek obligé leen ko te ñu fexe tegal leen yoo xamante ne buñ ñëwee daañu mën a raxas seen bopp seen loxo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku. Barthélémy maa ngi lay ziare. ñu ngi delloo ziar kooku. ci xaritu RFM la. xaritu RFM. waaw. acca waaw ñu ngi. li wax rek ne ma wax suñu mbokk yi. pour ñu gën a ragal yàlla daal. ndax keroog dama dégg ku doon wax yow sax la jot. di wax ci yoon bi jaar Kaffrine jëm Nganda. waxaat na ko tey mu ne yoon waaw mu ne yoon bi baaxul. te daal moom du ingénieur xam nañ ko du ingénieur. mënul defar yoon xamul ni ñuy defaree yoon. ñun foofu lañ dëkk Nganda lañ dëkk. gis nañ yoon wa di ci sant yàlla. yoon bi macha allah. baax na macha allah. di ñaan rek xanaa ci président Macky Sall. di ko ñaan
li Adama Barrow wax parce que Adama Barrow daf ne dina gouverner Kawur ba ci frontière ñu ñaan Macky moom tam mu gouverner frontière bi frontière u Sénégal ba mu lëkkalu ak bu gaan loolu boo amee ci Barthélemy ngëneel boo xam ne la macha allah parce que waa Vélingara waa Kolda yëpp dootuñ jaar ca voie de contournement ba ci kaw Tamba mais fii la ñuy jaar Nganda Kaffrine boo buggee dem Touba boo buggee dem ñëw Dakar ñu ngi gërëm daal di sant te ñaan wax nit ñi nañuy ragal yàlla ci wax ji ñuy wax loo xam beneen bi mooy ñun jàngalekat lañ sëñ boobu di daa Mbodj bi muy wax na ko tëral bu xamoon lu man ñun jàngalekat lañ xam nañ ci élève bu toog 1 semaine 2 semaines jàngul bu dellusee gàllankoor yi muy am daaw xale yi jànguñ ren nga naan da ngay tëjaat ay école ñaari semaine wala ñetti semaine te yow xamoo sax ndax boo ko tëjee mbas mi dina jeex wala du jeex wax dëgg yàlla man daal li wax ji muy wax moom tàmbuj daal wax ji muy wax moom kéemaane na lool na seetaat bopp jërëjëf ci moom la ñuy jooy xale waxtaan bi moom dafa lépp turam mbokk yi jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom moo newoon ci kaddu gi àndoon ak Abdou Thiam ci machine bi Yacine Poul moo nekkoon ci digital bi ñu ngi leen di gërëm ñi fi woote yëpp jox ñu seen gis-gis ñuy jéggalu bu dee kaddu gi xaw na dëng ku ci woote it xëy na sa kaddu rek nga doon joxe sa avis muy loo xamante ne dañ koy nangu it ndegam looloo ñu fi tax a toog recueillir avis wu ñëpp ku wax xalaat nag moom sa xalaat mën na bañ a neex keneen ka waaye na jàpp ne daal xalaatam la rek la wax donc ñu koy comprendre noonu de toute façon le dernier mot revient toujours aux autorités ñoom ñooy jël dogal yi nag mun na sukkandiku ci xalaat yi jib waaye du tee ñuy bàyyi ñëpp ñu joxe seen xalaat ndaxte sujet buñ fi teg ku nekk am na ci xalaat donc dañuy bàyyi ñëpp waxal seen xalaat surtout que tey sa antenne libre la ku ci nekk da ngay tànnal sa bopp la nga bëgg a waxtaanee donc ñu comprendre ko noonu jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm